Are you on? Yeah. Greetings, everybody. Ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant. We greet you all in the spirit of Gambianism. We've been very busy lately. Like I told you guys, Gambian Talents. Sorry about that, Yeah, guys. Sorry about that. You're fine. Yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan. I just had a quick call there. So what I'm saying is sorry. Before the media, we started what we're doing with philanthropism, with giving back to our society, with advocacy, supporting our communities. Pa Ousmane su ñëwee America tey through non-profit Youth in Development and Change. Maybe ñu bari only know me through Gambian Talents Media, but I actually came to the United States through philanthropism, helping people. Youth in Development and Change sent me to come to the United States back in 2004. YIDAC. The rest is history. Explain now why we still continue the same thing. Gambian Talents is registered as a non-profit in Gambia as well as here in the United States. And over here, we are doing a lot of work, especially for the Gambian community in Seattle because this is where we live. Gis ngeen programme bi ñoo defal suñu grandmas yi muy suñu yaay yi nga xam ne dajale nañ leen indi leen together pour actually di leen support organiser leen i programmes and activities yaay yi nga xam ne dañ dee toog ci kër yi di wéet toppatoo xale yi rek is all they do. We bring them together and organize activities for them. For the past 3 years we've been doing a back to school program which we are very proud of and very happy of. Di jàppale suñu xale yi fi nekk toppatoo leen with backpacks, school supplies, organiser leen activities and programs yoo xam ne they work very well. Xale yi enjoy seen boppa am seen boppa xam suñu aada ak cosaan ñu jàngal leen am trivia and quiz competition jàngal leen. That's another project that we are engaged in. Of course, we are doing some advocacy. The Jangal Miti Affairs census, the 2020 census is on currently. Make sure you are counted if you live in the United States because the federal government, every 10 years, has been there local governments through this census. Every 10 years, lañ dee partage xaalis ñoo jox local government yëpp dëkk boo nekk pour mu am lopitaan dëkk boo nekk yoon yi fa nekk dëkk boo nekk school ci suñ doom yi di dem yëpp ak ñun suñ boppa ñi see dem school mag ñi ñuy dem school fire service police ambulance all the services yoo xam ne federal government bi dañ dee jox local government yi xaalis through the census la dee nekka so ku si jot sa census kayiti census si mail bi bul ko jël sànni ko because it only takes 7 to 10 minutes man fill naa suma bos ba pare make sure that you also fill out your census paperwork. We are doing advocacy for that pour xamal suñ mbokk yi fi nekka. Not only that, through that census funding we are able to help a lot of Gambian organizations and institutions and individuals yu nekk fii provide employment pour suñ askan bi ñu bari. In addition to that, supporting local businesses like Finnekani right now, Boutique Joma, Restaurant, Palai, Bantaba, and others. We are very proud to support the local businesses here. And right now, as you can see, we are doing our latest project is this COVID-19 project where we have money for the Gambian community. Demba dem na live and I explained to you guys how we have spent almost $7,000, almost $3,000 on paying bills for Gambians in Ekafi, and almost $5,000 in paying groceries, dunda. Jamono ji Gambien si fi nekk ñu bari ñi ñu doon dawal Uber ñi ñu ngi doon liggéey ci restaurant ñi ñu doon liggéey ci hôtel ñi hair salon ñi different places even ñuy liggéey ci healthcare bi wala ñuy liggéey ci corporate bi sax ñu bari ñu ngi dox seen hours yi wala ñu ngi toog ci kër yi nekkee wuñ fa dara ba tax ñi nekk Gambia keneen place sax mënuñ leen a yónnee parce que dañ am pour kër dafa am pour jàpp balaa ngaa mun a toog ko feneen and this is home for us. So that's one of the things that we've been doing. Demba make another announcement. We've spent almost $7,000 in supporting people. Today, of course, we've added another $1,000 or so today. That brought it to about $8,000. This is real-time thing that we're doing and supporting the people. So right now, Mangi Fisi Joma, almost 3.5 hours. Like I always say, you know my success, you don't know my struggle. You know my success, you don't know my struggle. This is a lot of work, having to pick up calls from people. Wax naa leen ko yéen ñi dëkkee Seattle
gisu leen ñu dem live wax nañ kii nangam wala kele nangam wala kele nangam loolu is not something we do. This is the time of need. We are not going to do any of these things pour wax askan bi ne jox nañ kii lele jox nañ kii lele def nañ kii lele and the like no kulloo kono suturoo kono loolu ci suuf la képp ku soxla ndimbal nekk Seattle nit ñaa ngee ñëw di sàkku ndimbal nit yaa ngee ñëw di ko jël si let's take advantage of this. The money is there pour ñu support community bi and we are glad to. am nañu wakkool tey ak fan yi yëpp di laajte ndax xaalis bi ñi nga xam ne dañ ñàkk seen liggéey rek la ñu ne leen déedéet am na ñu dog seen awas yi ñoo nit eligible nañ ñu ne leen déedéet ba tey am na ñoo xam ne they actually have kids xale yi génne nañ out of school right now they are out of school till September si suma yos laa ko xoolee ci gannaaw rek am na ñu ma doon waxal képp ku am doom soo waxee moom ñu ngi jooytu xale yi toog kër gi su ñoo dem school they are eating from school 2 meals a day 3 meals a day am na ñu demee yenn xale yi dañoo wax ne school bi lañ bëgg a ndeewooyee wax ñu ne fa lañ bëgg a am añi even soo ko jëndee si kër gi sax mu nekk fa suma xale yi sometimes not because ne amuñ ko dangaa wax ñu ne I wanna have breakfast at school because loolu lañ bëgg a that ambiance ñoom ak seen morom yi ndeewooyee si school bi amee fa lunch suñ paree ñëw ci kër gi am reer rek lañ faa def nu mu demee because 3:30 su gaay wàccee fekk añ passé na wala suñu añee benn mil lañ faa lekk but time yi holiday bi the kids are sitting home time yi coronavirus bi COVID-19 the kids are sitting home they eating like I mean su ma sañoon sax na leen ñu ngi lekk comme lan they eating all kinds of food right so képp ku am doom yoo xam ne soxla am na bëgg nga leen a living bëgg nga pour jàppale gaay si groceries I mean pour living xale yi we want to make the kids happy in fact dañ doon waxtaan pour jëndal leen ay pizza defal leen certain things but this is not the time that they can come together because of the COVID-19 because of the social distancing and stuff as a result we want to support the families and we're trying to organize events and activities for them. So that's very important pour ñu am def loolu right now ñu ngi fii si Jomma trying to just grab some stuff that we are going to give out ñu ngi lijjanti incha allah suñ paree seet naka lañ ko defee li ngeen gis ni ay mono la ruy weeri koor baa ngee ñëw gis ngeen ko de ay ruy lan ci jëlee nii gis ngeen lii di yëpp caako ruy la bii ak bii ruy la bii tamit ruy la. So Passman, what's going on in my store? He came and bought all this stuff this evening, and then whilst I was doing my live, Buma done def my live. No, it's my voice. We didn't get that. Whilst I don't like too much attention. Whilst I was doing my live, Madega ko mungi live mom tamit. So what's going on, Passman? Gambian Talent Promotion, the bossy. Ba Usumana. Nima dore rek nga dati ñame. Ko you know my struggles, you know my success, you don't know my struggles. Yak ma hijack fi yaangi won sa kër di toga. Ma xol la rek. Saturday I have to cook for my baby. Dama ñëwal ñama ne ko ñu ci boutique bi mu ne ma ngi ñëw léegi mu bàyyi toga bi pour njaboot yeeg everything ñëw fii. Fatima ta ku la wax ne maa ngi ñëw dama jënd lu bari. Mu ñëw bàyyi li doon def yëpp right? Ana damay dof maa ngi ñëw mu decide pour ñëw of course pour make sure ne it's everything is okay so over 3.5 hours mu ngi ma fi hijack xaalis rek la bëgga but dañ ko why not this is Rui mono weeri koor bi is coming barki dee wala doon wax suma goro mu ne ma ne yow weeri koor bi 2 weeks time on the 24th ma ne ko 24 la mais mu ne ma déedéet April bi la so weeri koor is actually here and we getting ready for the weeri koor mu ngi noonu vermicell of course these boxes you see vermicell la that we are grabbing to support the community I mean cere ji of course barki demba def naa suma cere bi yëpp nag dara desul yëpp la gaay ne ma cere ji dee nga maam ñu ne cere bi masha Allah def cere baase boobu noonu gaay ne cere lañ bugga so we getting some cere right now to actually give out lii ay sardine la comme here this is sardine we getting some sardine right here those are sardine lii jumbo la yàlla nga ñëw nekk si box si jumbo yi ñu ngi nii this is jumbo that we are getting this is tandarma 3 boxes of tandarma this is tandarma that we are getting right here that's dates tandarma so far those are some of the things that we got for jàppale community bi this is something that is dear to our heart maa ngi ko wax ci live bi maa def ne man America su ma fi ñëwee through charity la through non-profit youth in development and change ñi ma seetaan ñi nekk Gambia xam nañ loolu Pa Ousman life am lii la so you are giving back depuis Gambia te noonu laa ñëwee America through non-profit through charity work
so lii yëpp pour ñan la Jarul tey. ndax mu leer man tam suma audience yi because xam nga yaa ngi ñëw patronize African Supermarket International and we appreciate it the one stop shopping where soo ñëwee di nga am sa géeja am sa netetu am sa corned beef am sa sardine am sa vermicelle am sa ruy am sa maalo am sa diw tiil am sa yëpp daal ba pare soo bëggee cuuraay yëpp ngay am why not I will pay okay no problem so bii noonu waa bii nag yëpp yuubi yaaba yi nag pour ñan lañ nañ la ko yuubi yaaba lañ ko defoon nag yuubi yaaba yi ñi pour ñan lañ nag people gift cards pour ñi nga xam ne bëgg nañoo dem shopping pour xale yi ak yeneen yi nga xam ne joma amu ko fii nii I mean pour jàppale community bi and we are also paying bills for people right lii right now is a special package boo xam ne ñu ngi ko prepare we'll have to confirm it dinañ leen indilaat loolu pour wax leen lii pour lan la waaye weeri koor bi la definitely it's for the weeri koor we will come back and let you know what this stuff will be for meat is jamono ji vermicelle nii waaw lu am solo la vermicelle sardine moo nekk nii jumbo waaw jumbo jeeg waaw tàndarma yeeg ori baro jumbo yeeg keje ruy beeg cere beeg yooyu noonu yëpp so we are giving this pour support suñ community bi rek comme niñ ko waxee we want to continue to do this yal na coronavirus dem mu dem yoonam fu mu waaye jógee bëgg nañu am this lifin nga xam ne dinañ jàppale suñ community bi always we have different projects and activities right now ñu ngi am funding pour def cancer awareness sometimes in October on Cancer Month we'll be doing cancer awareness for members of our community Gambians in Ekafi the past 2-3 years we have some of our women who are battling with cancer yàlla jël na si ñi seen life am na si ñeneen ñu bari few of them ñoo xam ne alhamdulillah they were able to battle it they were able to fight it we have funding to do cancer awareness and we'll be doing that inshallah comme niñ ko waxee rek right now in fact we have a project called the Census Trusted Messenger where we are providing employment for about 4 people who will be doing awareness affaire census bi nii can you hire me yow duma la faale ne ko duma la faale waaye ak nu munti demee rek kontaan nañ we are very happy to be part of this and community. also tell people that the program here is still going ma leen bëgg a wax ne tamit food drive bi fii is still going ñëw na tey swipe na debit card ba de munuma wax ñaata la waaye xaalis bam fi de please amul rus amul ragal is strictly confidential ñëw leen ngeen fill form bi get your money get your groceries going on ñu bari suñ déggee form bi maa ngi déggal loolu I have people who came to fill out the form hay form bi lii la waaw very simple so explain it because people are thinking suñ ne ñëwal nga fill form bi I'll make it clear this is not we are not asking kenn sa ID card laajuñ kenn sa social security number laajuñ kenn benn other personal information lu dul sa personal sa tur ak sa contact ak lan nga soxla ban façon ndimbal nga soxla lan moo tax nga soxla ndimbal bi ñaata nit nga soxlaal ndimbal bi this is all it is in fact it's right here let me even pick it out and I saw it it's right here a sample of the form is right make here. Sure that it's empty okay yes good. Absolutely I will not show anything I know no by mistake yes. Here it is this is the form right here ñi laajte lii this is the form sa tur sa information where do you work we are not even asking for sa exact liggéeykaay tour address and everything just tell I work in the hotel industry I work in the restaurant I'm an Uber driver healthcare or whatever li nga def loolu rek lañ bëgg nga wax ñu what do you need help with nga wax ñu dama soxla groceries dama soxla fay bill bi dama soxla fay bill bele what do you need this help for okay nekkuma di liggéey because of coronavirus o suma liggéey bi dañ wàññi suma hours yi dama toog kër ngir xale o dama am moo xale at home whatever it is that you can put there su fekkee ne da nga soxla help extra help pour sa xale you put it there it's fine why number of people you need help for loolu dinañu help and it's stated here very strictly that please note that the information you provide will be kept strictly confidential and will not be used for any other purpose than to provide you with the support you need during these trying times. Thank you. That's all. This is all that the form is about. Laajuñ la ID card, laajuñ la social security, demuñ def e-verification, toppuñ kenn ñi laajte ndax dina affect seen immigration status suñ apply liggéey wala ñu apply kayit. It does not affect any of that. This comes to us. I am the one making the decisions. Empowered by my team to make the decision.
I give the report to my team, help 10 people, help 15 people, help 30 people, however many. Just the number of people that we've supported and not giving your name or personal information. Kenen ko xam yow ya ko xamal koko nonu, so it's very important pour ngeen bàyyi xel lolu. Jak bobu betay, right? Joma moma hijack balal len ma rek. Right? So you can see this is the form. It's very simple and easy. We are not asking for any extraordinary information. When the question out is to keep for our records as well, and eventually we will be able to account for Halis Vinyo Johe, not put them Johe to anywhere. It does not affect you in any way, shape or form. You need help. Metilu nyuko bunyuron jo Halis bi, nyuntami dunko metilal ken. But obviously, we need to have this. So the money is then here, the next, please. Pausman is in a Halis day. Why not guy know people, please? If you need it, just come and fill the form. Form Bangini African Supermarket International 14920. This is all you need to sign for me. So pare pour one ne jox nañ la so filé form bi pour one ne jox nañ la Halis rek nga bind sa tour, sa telephone number, amount biñ la jox, purpose bi ak nga sign. Yeah. Your name, your telephone number, the amount you receive, the purpose, and you sign for me. This is it. Nothing extraordinary. Yeah. Approval take as early as a few minutes or a day. So depend, okay? Depend on how it is. I have tons of things to do. They dama khatara yu dem on air wax di 5 cases in am Gambia be pare. Dora ñew ci boutique Joma bi, Dora approve ñeneen ñi, Dora dem mit ak ñom, Dora fay bills yi ak all of those things yo xamne ñu ko def. So depuis 1 o'clock betay we were busy on this right here, and it's very important. So ñu ngi leena ñaax pour take advantage of it. 404-593-6215 404-593-6215 pour képp koo xam ne you want to apply. Kullo kono suturo kono xam nañ ne suñu niti nag loolu is important. Kullo kono suturo kono xanaa yow mu ko gën a wax people are benefiting from it. Xanaa ñoom ñu leen ko ñëw wax waaye déggu leen ko. We have helped several people. Pour ma toog am sañ-sañ ne spend nañ Kenyan ni, I think they can apply. Nigerian, Ghanaian, anybody who is in the African American community nga xamne mu ngi suffer due to this crisis. Please tell them about it. It doesn't have to be African food. It doesn't have to be my store. It can be Walmart. It can be Winco. It can be anywhere. And like we said, we are not rigid on this effort. We are providing rent. We are providing groceries and bill payment. But just today, I had a request, for example, from Kenako Hamne, Muamunga de Kabesiaro. Ñun suñ bor fini suñ xalé ñu leen jox laptop ak computers ak tablets for them to do school. Some areas like Seattle, I learned today that nekkuñ di jox xalé laptops ak tablets ak yoyu. If there is any way we can support in that way to actually buy tablets and few for the kids pour ñu mëna def seen school, because lolu is very important pour xalé yi mëna dem school. Right now ñu ngi nekk di joxe online classes ak lessons pour xalé yi di def and the like. Jaay nga ko ba pare kay nekkul sa boss mu naan suma ruy bi. Ruy bi dafa nice déedéet dama nga wone the quality of food I sell. Gambian Talents, thank you so much. Mota bi ma bu ma callee I was cooking, I dropped my ngana sunkala ngo file nimbori ba nga sabato dum because kabra order kina ngole wen ki jole para nimbori ba. Well, anyway, we are very happy to do this once again. We are trying to support the community, support the kids, support Sweet Mary, support everything. Lilen Ham, take philanthropism out of me. Take me out of philanthropism. You cannot take philanthropism out of me. Comme ni ma ko waxee génnee ma Gambia génnee ma Africa waaye mënulooy génnee the Gambianism in me. This is what I know together with the team that I'm working with. maa ngi leen a gërëm bu baax a baax di leen santa ñoom Leena Ndiaye ñoom Jalimadi ñoom Ousseynou ñoom Ndiaye ñoom Ami ñoom Hazim ñi nga xam ne maa ngi bokk ak ñoom liggéey bi yëpp. Thank you all very much. We are working together to make this happen. Yes, you may be seeing me in the forefront of this. Whatever the case is, sutura bi ak kullo bi is very important in what we are doing. Like I said, am nañ ne ñu bari might be scared, might not be comfortable. Pa Ousmane la Gambian Talents laay liggéey su paree dem toogal la Facebook live su paree dem toogee la Gambian Talents. This is not one of those things we are putting out on Gambian Talents. No, I have to connect a lingay jai, molay jai. To some extent, I have people who have those concerns. Terek am na kumakola. People are asking. What are you doing in life? Like, kori buka ikamel buka life. Because we live a lot of things. We show a lot of the things we are doing. Si media le ligay. Why haven't they your life agling dot life? These are trying times, and we know it is very difficult. This is not to expose anybody. So come and apply. So man Halis being my job day.
nga ne bu ma wax amende bi waaye loolu dafa xala hefty nag waaye léegi su nit ñi ñëwul I have to put that xaalis back te you guys know me and xaalis wo na businesswoman na here I can return the money so please na pikin come and get the goods wo dégg ko su ko gaay déggee mu ngi jaay su ko gaay déggee foog na ay millions no li stressful time la for ñu joke and people are coming though with all due respect coming let's do jokes and hang check on each other and be happy Yes. and help each other out please and people are actually coming so gisee ñu ne tey for na 6 people waaw soo gisee ñu ne $7,000-8,000 in 2 weeks honestly loolu lifin that is real time money that we have spent maa ngi leen bëgg a wax weeri koor su ku xaar ba last minute nga ne dangaa duga pour weeri koor doo fekk dara wax nga fi léegi ne na yeneen communities yi ñëw actually I have people that are referring seen gis naa loolu gis naa loolu yeneen Nigerians, Africans, we are and the all funds one. is by the way for the Africans and Muslim community. Gambians, Africans, and Muslim community. That's what the money was given to us for new support land actually. So Muslims it's actually spelled out there. There are several type of funds and support that are out there for different people. But when it was given to us, we serve our community. We serve the African community. So but then need them to Juma attend for no. There are tons of churches, but you don't see masjid shubari. And I'm saying this because I'm not Kukodiga. Foog ne dañoo discriminate especially si jamono ji nekk ni where ñun Gambians are so sensitive su ma waxee loolu because churches yi ñu ngi everywhere every corner you go there is a church and you can go there and get help there are not a lot of masjids jumaa yi bari wuñ fi noonu so we are working with masjids yi si boppam to actually make sure that we deliver this and give them support masjids yooyu ñu ngi put this out there for the members of the community pour ñu actually live it and at the end of the day ñuy apply through foofu don't have to be ñi dem si masjid yi duñ Gambian kese yeneen jullit si ñu ngi faa dem ñoo xam ne Middle Easterns lañ yeneen jullit si ñu ngi faa dem ñoo xam ne ay Asians lañ yeneen jullit yi ñu ngi dem foofu ñoo xam ne ay Americans lañ and people from other places and therefore all of those people are beneficiaries moo tax ñu wax loolu noonu and secondly as well yeneen African countries yi suñ bokk yi seen boppa ñu ngi ñëw di indi ay nit ok suma ko wokka bi Nigerian la dafa soxla ndimbal suma ko wokka bi Somali la Ethiopian la Ghanaian la Cameroonian la whatever and those people are equally there. And you know that when they do, they will do this in no time. I mean, I millions. If you need help, talk hesitate. Balanga hamlo help. Of course, they call out maybe in a week or 2 time. Nyanuñ ko yara nak na corona dem ñep delu wat sen liggéey bi. But could talk in a week, 2 weeks, 3 weeks time. If we can spend $8,000 in 2 weeks, what makes you think we're gonna go longer than that? At the end of the day, nga ñëw you know I'm sorry xaalis bi jeex na we don't have millions so 404-593-6215 so what is the store address 593-6215 how much is the store address stop hating as if fee regular how much is the store address okay forms available here 14920 Highway 99 Suite 106 your one-stop shopping Kylen ngeen ñëw jël xaalis Bamfi isina the boss is here today this evening anti sunto ñu ko gërëm ak anti Awa Mbodj Grammar Association kenn demoon ñu def suma yaay foog ma xaasal leen anti Awa Mbodj seen président bi jaaral leen nuyoo bi ci moom ak seen vice président am na ku ne I'm not hearing nekkuloo di ñu dégga anti sunto Camara my darling Matida bu baax a baax moom tamit can you hear me now suntu pour jël forms yi foofu noonu si ñoo xam ne they want to do that Northwest Seattle Gambian Association mën ngeen a jaar si ñoom ñu bugg a jël forms through them the same thing with ICOPS Islamic Center of Puget Sounds wala boog ñu dem si daayra Ansarudin Seattle wala ñu dem ci Bilal Masjid of course wala Bilal Islamic Center in Everett ñu ngi leen ay bëggee leen gërëm leen santa 404-593-6215 thank you Gambian Talent Promotion Juma Mubarak Ramadan Mubarak let's stay safe nañ raxas suñ loxo yi nañ leen make sure ñu raxas suñ loxo yi nañ leen def social distancing nañ leen make sure ñu toog ci kër yi if there is a need to be we are joking with certain things bu yaagut am na ko mu ne well coronavirus don't kill Africans
we are taking it as a joke. Coronavirus does kill Africans, of course, it's real. Gambia, gomuñ woon ne am nañ ko 4 people lañ ko am 3 génne woon nañ leen almost kenn moo si des. I did a whole 2 hours or 1 hour 40 minute show on that earlier today to actually analyze the current state of affairs. 5 new cases yi ñu wax ne am nañ ko tey su dee yëgu leen ko 5 cases yi are real. Ay ndaw ñoo ko am. According to the minister, ñaar ñi ko am tey 20 years lañ am xale yu ndaw yeneen ñaari 28 years lañ am, they are less than their 30s. Kenn ki si ñoom is 60 something years old. So ndaw yu fi caaxaan be am coronavirus wala COVID-19 at the end of the day yow su la lorut yow su la reyut yow su la gaañut mun ngaa dem nga wàlla ko sa yaay sa papa sa maam sa yumpaañ yàlla na tere ñooñu fekk ñu ngi mag seen immune system bi dëgërut wala ñu ngi am underlying medical conditions at the end of the day ba tax nga jox leen ko kon duñ def lii te waxuñ askan bi rawatina suñ mbokk yu nekk Gambia su ngeen gisee ñun ñëpp ñu toog kër 24/7 dafa am lu ko waral and we all need to take this seriously. Gambians should take this seriously. Gambians in Gambia should take this seriously more so. Jërë ngeen jëf. Thank you very much. We are struggling very hard. If you call Jotulonu, ignore. I mean, of course, we have a lot of people who are applying, having to process the paperwork, having to, buy the gift cards, having to, process all of these things. No story, Joma, then TNN Plus. It's kind of a little hectic. Between 1 o'clock, actually, so you're going to begin Len Center. Thank you very much until we come back the way again. Like Madefal and Lutah Gambian Dem Show at 7 p.m. Gambian time. So watch Lutah Gambian Dem Show at 7 p.m. Thank you.